yaram dafa fas yéene ñëw ci yeneen facette émission wér-gu-yaram léegi émission santé plus lañ koy woowee santé plus nag ku ko dégg rek tur bi méngoog nag liñ ci nar a def lépp loo xam ne dafa aajog wér-gu-yaram dinañ ko traité ci biir émission boobu waaye nag mu mel ni duma wéet ci émission boobu ndax émission boobu dinaa ci àndal ki nga xam ne moom mooy Sohaibou Gueye. comme ni leen ko Coro waxee yéen a ko doon xaar ñëw na seen émission santé plus mu ngi nii di leen ko defal bis bi nga xam ne mooy mardi. ci ban heure Coro. mardi lay doon 15h 16h. kon ñi ñoo ko déggandoo yéen a ko doon xaar mu ngi noonu li ko dalee mardi tous les mardis dina am à partir de 15h à 16h. ak sama coéquipier bii di Coro. donc bu ko kenn raté xaar leen ko ci Rendo TV waaye tamit ci Rendo FM. auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel ci rajo bi aussi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne yéen ci seen émission en route vers 8 mars ñu nekk lekk ci mois de mars nag doon na mois boo xam ne mois jigéen ñi waaye tamit rek mois bi nga xam ne dañ ci fas yéene sargal képp koo xam ne kuy jigéen ñu bëgg leen a dégtal émission bi nga xam ne moom mooy en route vers 8 mars émission boobu nag du ma ci wéet ki ma ciy ànd rek moom mooy Mame Penda Diouf waaye nag tey nag am neen invité ki ñu dalal rek Khady Cissé lay wuyoo waaye nag balaa ñuy tàmbali waxtaan bi rek damay bàyyi ki nga xam ne nag moom mooy Mame Penda Diouf moom mi nga xam ne moom laa bokkal émission bi mu nuyoo gi yéen bismillah Mame Penda. fay naa la Coro may nuyoo ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan fii ci Rendo TV ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Rendo FM 91.1. comme ni nga ko waxee rek saa su ne ñu fas yéene leen dégmal li nga xam ne moo di émission en route vers 8 mars. ñu koy fas yéene def chaque jour. di si sargal bépp jigéen. ndax comme nuñ koy faral di waxee rek 8 mars dañ ko jagal li nga xam dañ ko jagleel ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi. dafa nekk nag weer woo xam ne kon lépp luñ si defal suñu warju yeeg rakk yeeg doom yu jigéen yeeg ñëpp rek. dafay doon loo xam ne lu dagan la. ma bàyyi la rek nga wéyal. waaw dafay doon loo xam ne lu dagan la fekk si la si loolu rek jigéen dafa doon ko xam ne yàllaa ko teral donc ku ko teral rek da ngay màgg loolu nag tax na rek mois bi ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo jigéen ñi waaye damay wax rek ne mois bi doyul chaque jour buñ doon sargal ku yëpp kuy jigéen sax loolu doyul waaye nag dafa mel ni nag tey dañoo dalal benn invité boo xam ne nag soxna Jaara lay kon Khady Cissé moom lay wuyoo Khady Cissé nag dañ koy bàyyi rek balaa ñuy commencer waxtaan bi ak moom bàyyi ko rek mu nuyoo ak askan bi soxna Khady ñoo ngi leen nuyu. waaw soxna Coro maa ngi lay fay. di la jaajëfal di jaajëfal sa naataango bi di jaajëfal ñu fi toog ñëpp di leen nuyu di leen ziar. waaw ñoo ngi lay nuyu di la ziar waaye tamit di la nuyu di rafetlu bu baax invitation bi nga xam ne tey répondre na ko di nuyu rek ñi nga xam ne ñoom nga àndal délégation bi nga xam ne ñoom nga àndal ñoo ngi leen di nuyu bu baax tamit di leen jaajëfal rek tey si lu ñu teew si fii rek pour ñu fas yéene waxtaane lépp loo xam ne moom mooy 8 mars waaye tamit fas yéene waxtaane sargal bi nga xam ne dañ koy sargal jigéen ñi tey nag soxna Khady ñu tàmm la yow ngay jigéen nekk foofu ci hôpital bu Grand-Bourg est-ce que mën nga ñu waxal tuuti rek sa liggéey foofu ak tamit li ngay def. waaw man sage-femme la nekk ci hôpital Grand-Bourg Thierno Mansour Baro bu Grand-Bourg dafa liggéey comme sage-femme d'État. waaw nekk foofu ci hôpital Thierno Mansour Baro di fa liggéey comme sage-femme mu mel ni rek Mame Penda dégg nga loolu tey nag dafa mel ni jigéen bi nga xam ne moom leen njëkk a jël dafa doon rek ki nga xam ne sage-femme la. léegi man moom li ma koy laaj rek du lenn lu dul ana lan moom moo tax moom mu choisir métier boobu surtout mu doon jigéen mu xam ne tamit milieu boo xam ne affaire médecine ak yooyu noonu dafa xaw a jafe ana lan moo tax mu choisir boobu métier. bon métier bi tout d'abord ba ma koy choisir boobu maa ngi nekk xale. mu doon ànd ak sama yaay hôpital di gis sage-femme yi infirmier di sol blouse blanche. dama doon wax ne man métier bi nekk na lu ma bëgg. donc kon métier bi peut-être moo ma choisir mais pas man maa ko choisir donc dafa ñëw avant man ma nekk na def ko par vocation par amour nekk lu ma bëgg moo tax su ma siy def dama koy def ak amour dem si bu nga xam ne dama si dem ak doole ak xol ak yëpp. danga ciy dem ak xool dem ci ak doole dem ci li nga xam ne ak lépp comme ni nga ko waxee waaye tey nii nag dañoo bëggoon rek nga wax ñu kan mooy soxna Khady at fan la jaar. waaw soxna Khady Cissé maa ngi commencé sama formation EPIS en 2005
bon ba ma paree def naa Tivaouane def fa 2 ans et demi après Tivaouane maa ngi jaar Touba def fa 5 ans et demi jóge Touba jaar naa Passy def fa 2 ans et demi avant may ñëw Mbour. Mbour maa ngi fi ñëw le 17 novembre 2017. mu mel ni rek Mame Penda yaa ñoo ko déggandoo soxna Khady nag am na jaar-jaar yu bëri yoo xam ne def na ko avant buy ñëw rek fi nga xam ne moom mooy Mbour. xam naa ne parcours bu macha allah la def ndax boo seetloo rek ak jigéen ni mu kiiwee moom xam naa ne jàmbaar la léegi moom nag dama koy laaj ana yan jafe-jafe ngay faral di jànkonteel ci sa bërëbu liggéey. waaw jafe-jafe yi am na côté négatif comme aussi am na côté positif. côté positif bi mooy léeg-léeg nga jànkonteel koo xam ne vraiment dañuy reconnaissant da nga leen di dimbali xettali leen xam nga ñu ñëw jaajëfal la taatangal la xam nga encouragé la sa liggéey am na ñoo xam ne nag parfois du ñëpp di nga def loo xam ne nañ la def loo xam ne vraiment dafay métti parfois sax ki nga gën a sonn ci malade ki nga gën a sonn moom ngay ëpp ay jafe-jafe nga génn si biti ñu lay wax lu nekk te xamuñu lan nga daj si biir ak malade bi vraiment mu nekk lu métti ñu nekk na di ko déplorer vraiment di ko ñaxtu chaque jour que léeg-léeg nga gis nit mu ñëw nga ne ko ku ànd ak diw mu ñëw ak doo xam nga ban tempérament la ñëwee commencé xam nga mën na la saaga comme mën na la dóor mën na la wax lu la naqari mais da nga koy muñ te xam ne métier bi yow yaa ko opté te nit ki defe naa ne sooy sauver des vies war nga mën a luñ la teg nga tegoo ko voilà léegi partie positive yi nag bëri na parce que léeg-léeg nga gis nit sax mu wala au téléphone tuddee la doom ñëw sa kër xamanteek yow loolu yëpp loo xam ne lu rafet la ñu koy rafetlu parfois mais am na lu ñuy ñaawlu parfois am na lu ñuy ñaawlu parfois nag li ñu ñaawlu dafa bëri lool parce que boo waxee rek ci domaine bi nga xam ne ñoom ñooy sage-femme dafa am ñoo xam ne liñ leen di seedeel dafa doon loo xam ne rek dafay xaw a métti tey jii lan ngay wax sage-femme yi nga xam ne tey jii bu patient demee ci ñoom nañ koy accueillir laa ko day métti ba nga xam ne rek ñoom duñ amati sawarte sax pour dem ci hôpital yi. waaw maa ngi lancé appel sama collègue sage-femme yépp di leen wax ne malade bu ñëwee vraiment nañ ko accueillir bu baax parce que ku jógee këram dafa jaaxle moo tax mu ñëw parce que bu jaaxlewul woon du ñëw bu xamoon lu koy faj du ñëw donc li tax mu ñëw dabu si la dafa bëgg am si yow yaakaar mu bëggoon nag yow su ñëwee nga mën ko dalal bu baax accueillir ko waxtaan ak moom dalal ko parce que premier médicament mooy que accueil mooy premier médicament nit ki am na nu nga koy accueillir rek wér na à 100% mais am nga nu nga koy accueillir xoolal gën nga yokk malaadam à 200%. loolu moo tax ñu wax ne accueil daal nekk na loo xam ne rôle boo xam ne sage-femme bi war nañ ko jouer rôle bu capital boo xam ne war nañ ko jouer si hôpital yi. accueil boobu nag si lay appuyé wu dama bëggoon rek Mame Penda yow tamit nga wax ci accueil boobu ndax milieu sanitaire bi dafa doon loo xam ne dafa métti. ñu koy kii dafa bëri ñoo xam ne dañu kaas buñ demee foofu noonu. waaw tout à fait Thioro am na ñoo xam ne des fois man du ma ne jànguñu nu ñuy defee accueil ak yooyu noonu parce que yaakaar na ne école booy def formation dinañ la jàngal ana yow patient boo xam ne dafa ñëw ànd ak mettit ana yow nan nga ko war a dalalee mais des fois da ngay jànkonteel ñoo xam ne dañuy génn di la wax naan la man ba ma demee hôpital bërëb sàngam ba ma fa demee jànkonte naa fa lii niñ ma dalalee neexuma te ma ànd ak mettit ñoom rek mën nañoo yokk sama mettit ba mu dem benn stade boo xam ne mooy loolu kon nag war nañuy xool accueil yi nan lañ koy war a mën di defaree wala fi nga xam bërëb yi nga xam ne moom la ñuy jàngee li nga xam ne mooy formation surtout sage-femme te xam nga sage-femme métier boo xam ne la dafa comme nan laa ko mën a expliquer dafa xaw a sensible ndaxte lu jëm si wàllum jigéen moom des fois mën na ànd ak mettit yoo xam ne mënoo ko comment dirais-je mënoo ko calmer en tous les cas léegi yow da ngay jéem a xool nan ngay def ba defal ko yooyu noonu waxtaan ak moom delloo ci xelam ak yooyu kon loolu yaakaar naa ne école yi war nañ koo mën a jàngaat bu baax ba ñi nga xam ne ñoom ñooy def métier boobu mën koo jëfe comme ni nga ko waxee rek Mame Penda mu doon loo xam ne lu am solo la waaye tamit dañu fekk ci rek ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé ndax boo déggee ñu ne nit baax na dañu laajte ndax mbokk yi ñoo ko wax ndax Khady Cissé tey wax naa ne ñëwuñ lekk choisir la pour rien ni dafa doon loo xam ne sa bërëbu liggéeykaay ñoom ñoo ko tànn ñu demoon fa tamit am ñoo xam ne dañoo def ay témoignages yoo xam ne yu rafet la ci yow témoignages yooyu nag doon na loo xam ne lu am solo la waaye nag damay ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Régie rek ñu jox ma témoignages yooyu après ma ñëwaat ak yow ci plateau bi. Rupa duru bram
dalal Khady Cissé nekk sage-femme ci hôpital Grand Mbour. naataango yi nga xam ne ñoom lay liggéeyandoor seedeel neen ko seede yu rafet ci njiitu maîtresse des sages-femmes madame Fall. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Mbour ñëpp man la maître Khady Diagne madame Fall di maîtresse sage-femme EPS Mbour. di nuyu waa Rendo ñoom ñi nga xam ne tey tànn nañu waa EPS Mbour surtout waa maternité. di nuyu sama personnel bi ma àndal nii di naran ñëw tey témoigner li ñu xam ci Khady Cissé Khady Cissé li ma témoigner que dina xaw a jafe ci ñun parce que dëgg-dëgg day doom ci man te kenn ku ne xam na ni saabu du fóot boppam kon tey su may témoigner Khady Cissé day mel ne damay témoigner jëmale ci sama bopp. nekk na sage-femme bu moderne sage-femme bu correcte bu assidue bu yërëm ay patientam ba mu fi ñëwee ba léegi daal nekk na un modèle bu ne un modèle rek dafa nekk ki nga xam ne vraiment day royukaay ndax modèle comme on dit en tailleur modèle royukaay la donc di sage-femme bu exemplaire bu neex a liggéeyal bu yaru bu am teggin bu bëgg ay malaatam bu déglu ay malaatam buy jox ay conseil ay malaatam buy liggéey itam liggéey bu jaar yoon bu mucc ayib mais xam naa ne témoignage bi du yem rek ci man maa ngi samay collègues yu nga xam ne ñooy liggéeyal ak Khady Cissé dama leen di jox parole bi pour ñoom tamit ñu wax li ñu xam ci Khady Cissé. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Mbour ak samay collègues waa EPS 1 Mbour samay chef ñoom ñëpp nuyu naa leen. man la madame Faye Ndeye Fante Diémé sage-femme EPS 1 Mbour. wax dëgg yàlla dëgg rek moo neex yàlla ndax nit boo koy seedee ko ngir yàlla tax Khady xamoo ci moom lu dul baax ak bëgg liggéeyam fonk liggéeyam ak suju comme ni ko maîtresse waxee waxuma ko nag pour lu ko neex dama koy wax ngir li ma gis ci moom waaw elle est assidue fonk na liggéey bi mën na liggéey bi te da koy def correctement mën a naxante ak malade waaw mën a dëkk ak ku ne amul xaar ma yàlla ak kenn dëgg neex yàlla sage-femme modèle la comme ni ko madame Fall waxee waaw. même boo amee problème sax gàdd nga ne ko Khady dama bëgg nga gàddal ma du ki teg benn ba daan la amul problème dinaa ñëw gàddal la waaw nit ku fonk liggéeyam la ndax sage-femme bëgguñu ci moom lu dul mu fonk liggéeyam man liggéey bi xam fu mu teg tànkam te qualité yooyu yëpp mu ngi ci moom wax dëgg yàlla sama wax na du ci bëri loolu laa ci mën a wax ndax loolu laa xam ci moom xam ma ci moom leneen bu dëgg neexee yàlla dong waaw wax dëgg yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. man la mère Awolo maternité maay vacciné xale yi yàgg ci maternité mi nag trop Khady Cissé li ngeen wax ci moom du sens mérite la ndaxte li ñëpp rek wax mooy dëgg ndax respecté na mag ñi respecté na maladie accompagnante mi ngi def liggéeyam normal macha allah zéro faute yàlla na ko yàlla jàppale dem ca kaw ca kanam. loolu rek laa amul lu may wax ci moom. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa population bourgeoise bi yëpp di nuyu sama chef de service di nuyu waa hôpital Grand Mbour ñëpp di leen sargal di leen tatagal ki ñuy wax ci moom tey nag bu ñu laajee ci moom dañuy sawar a wax ci moom muy Khady Cissé macha allah mën nañ ne zéro faute ci moom ndax depuis mu nekk fii ba tey ak ñun. macha allah mosuñu ko dégg ci xaar ma yàlla mosuñu ko dégg ci lenn lu négatif dina gérer liggéeyam entre collègues ku ko ci ne kaay nga jëlal ma mën na nekk ci hôpital bi 24 heures di continuer parce que collègues yi dañuy dénkaane dañu am problème mënuñu ñëw moom elle est disponible pour ñëpp macha allah ku fi jaar gardam ku jaar ci gardam macha allah ngay wax amul benn problème ak malade yi amul benn problème ak personnel amul benn problème ak stagiaire am yi macha allah moom dañ koy ñaanal mu gën a avancer parce que lii ñu ko jox nii ci 8 mars bi nii pour man daf lu mu mérité la voilà macha allah. asalaamaaleykum waa Rendo maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di jaajëfal suñu chef de service di nuyu suñu maîtresse sage-femme bi di ko jaajëfal ci boot bi. maa ngi tudd madame Wade ñu may wax Ndeye Safi Seck maay sage-femme responsable suite de couche. Bon bu ngeen ma laajee ci Khady Cissé moom franchement dama ciy sawar parce que nee naa Khady man Mbour boolewuñu Khady Dakar lañ xamante depuis 2005 on a débuté notre formation en 2005
2005 à nos jours xam ngeen loolu yàgg na ñu xamal ko mu nekk xale bu yaru rek lañ ko xamee depuis Dakar ba fii ku sincère waaw man sincérité moo ma gën a neex ci moom ku dëggu ba pare nit koo xamante ni dafa am yërmande ci malade. Xadi mooy garder salle d'accouchement du tëdd ci lal chaise lay teg toog ca bureau ba de 18h à 8h30 xam nga kooku ku ko def jàmbaar dëgg la man mi collègue am la mais wax dëgg neex yàlla loolu moom moo ma ko dàq man mënuma ko bien vrai que sama promo la waaw macha allah daal ku discipliné la ku am yërmande ci malade ku social day jël ay produits am surtout PF di mag bu gisee malade boo xamante ni amul moyen mu may ko lu day defal moom daal nee naa kii njaboot la daal waaw macha allah yaay njaboot la waaw. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm man la madame Sy sage-femme madame Sy Guigninia sage-femme fii ci hôpital Grand Mbour maternité. waaw Khady de mooy sage-femme boo xam ne ku bëgg liggéeyam la ku fonk doomam ku fonk métier am ku fonk doomu aadama tamit ku bëgg li muy def la Khady daal vraiment c'est une sage-femme exceptionnelle exemplaire waaw ku bëgg liggéeyam la ku jox liggéeyam gëddam ku xam fu muy teg tànkam daal vraiment Khady amul benn problème ci liggéeyam bi wala nga ko xam sax nga laaj ko malade yi nga ko fi yim fiy fekk bu gardé malade yi ko fiy fekk ñu daal dañ ko gërëm Khady daal macha allah gàcce nga la moom. waaw maaleykum waa Mbour waa maternité maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw man nag taa jey na ba baas maa ngi si maternité bi maa ngi tataa xale yi waaye wax dëgg yàlla Khady moom buñ ma laajee si moom damay sawar lool xale yëpp a baax xale yëpp macha allah dañoo bëgg seen liggéey mais moom mention spéciale pour moom baax na sawar na mook malade yi dañuy déggoo vraiment elle est coopérante waaw xale bu yaru la waaw buñ ma laajee si moom damay kontaan te damay sawar doom la daal doomu ñëpp la yàlla na ko yàlla sargal yàlla na yàlla mottali mission bi kontaan nañ ci sargal bi lool waaw. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen rajo Rendo FM man la docteur Babacar Ndiaye gynécologue obstétricien ci maternité hôpital bu Grand Mbour. waaw Khady Cissé daanaka bi muy ñëw fii la ma fekk xaw na yàgg na ak moom waaye lu ma mun a wax ci moom mooy d'abord xale bu yaru la loolu moom gis naa ko ci moom xale bu fonk liggéeyam la loolu aussi seetlu naa ko ci moom mais li ma gën a kii mooy yarute bi dafa yaru ku respecté ay autorité am la ba pare fonk na liggéeyam lool très assidu day ñëw heure liggéeyam fonk na ko ba pare vraiment ni mu koy defee neex nañu aussi mi ngi koy def vraiment dans les règles de l'art li ñuy wax donc loolu daal mooy témoignage boo xam ne moom mën naa ko def ci moom. asalaamaaleykum maa ngi tudd Adji Maguette Faye donc voilà nekk délégué médical. Donc voilà man sànq laa yegg si maîtresse wax ma ko ma kontaan ci trop parce que na ngeen tànn koo xamante ni macha allah seede bi benn la baat bi benn la mu nekk d'abord une femme modèle nekk jigéen boo xamante ni ci liggéey bi na nga koy naw carrément tey soo laajoon malade bu ñëw mu mbëkkante ak moom su paree da koy naw parce que humainement parlant aussi dafa nekk nit koo xamante ni ku baax xam ak ku nit fonk doomu aadama. su génnee ci mbedd bi ci koñam nga dajeex nit tamit nga laaj ko Khady Cissé même témoignage la lay defaral ci moom man délégué médical la dama fii ñëw hôpital di def sama liggéey di présenter mes produits et tout ça yàlla def tey boole ñu ci liggéey bi mais au-delà de ça Khady su ma gëjee gis elle prend son téléphone siste naka mu gëj naa laa gis di ma jàppale ci liggéey bi di ma conseiller di ma moytuloo yoo xamante ni dafa bëri donc au-delà de liggéey bi ma boole ak moom am naa ak moom yeneen relation mu mérité nag tànn bi ngeen ko tànn parce que modèle la ci lépp macha allah nekk jàmbaar une femme battante gëm li muy liggéey gëm boppam dañoo kontaan ñëpp a kontaan te même témoignage la docteur Ndiaye sànq li muy wax rek mu nekk sage-femme boo jël tey beneen délégué médical su toogoon fii ma toog même chose lay wax donc nga xamante ni c'est une femme exceptionnelle donc vraiment c'est mérité ñëpp a kontaan xool yëpp a sedd. waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant. la docteur Diouf gynécologue ci hôpital
Grand Mbour. Jërëjëf maa ngi remercier avant tout waa Rendo FM ci initiative boobu ngeen jël maanaam tànn sage-femme bi gën a ràññeeku maanaam ci wàllu liggéey ci wàllu qualité ci suñu service maanaam loolu initiative bu baax la ñu ngi leen ciy remercier avant tout ndax loolu dina permettre xëy na ku nekk inspiré wu ci loolu et surtout dina assurer promotion de la qualité de service soxna Khady nag xëy na choix bi bettuñu xëy na man demandé wuñ ma sama avis ci choix mais buñ ma laajoon aussi xam naa ne dina xëy na même je partage parfaitement seen choix liggéey nañ lu mot 4 ans sans problème mën naa ne xëy na moo gën a neex a liggéeyal ci sage-femme yi fi nekk yëpp man maa ngi fi depuis 2017 fii la ma fekk je pense ci même année bi wala année suivante bi mais bientôt 5 ans ñu ngi liggéey ensemble mais vraiment rafetlu naa lool taxawaayam ci côté maladie ak côté xëy na collaborateur am ñi mu bokk di liggéeyal waaw vraiment awma lenn lu ma koy reprocher ci wàllu liggéey bi vis-à-vis de ses collaborateurs ak vis-à-vis de ses ci malade yi muy taxaw waaw vraiment ku am yitte la ku am yërmande ci wàllu malade surtout qualité yooyu moom nekk na loo xam ne ni vraiment taamu nañ ko lool ci sage-femme te nekk na lu xaw a rare ci sage-femme yi léegi parce que boo seetloo sax population yi moom ñu ci ëpp pratiquement tey boo tuddee sage-femme seen wet rek dañuy faral di toujours di critiquer toujours di reprocher sage-femme yi mais moom dëgg-dëgg ba mu fi nekkee ba léegi dégguma benn remarque yu négatif ci côté am vraiment lu positif rek laay dégg ci moom ci wàllu sa malade yi muy taxaw ak personnel yi mu bokk di liggéeyal waaw. Ok, merci beaucoup. gis neen li nga xam ne moom mooy témoignage yi nga xam ne def nañ ko ci ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé nag demoon nañ ci bërëbu liggéeykaayam foofu di hôpital Grand Mbour nag ñu fekk fa tamit ki nga xam ne dañ koy jaajëfal bu baax mu doon rek maîtresse des sages-femmes nekk ki nga xam ne moom mooy madame Fall mu yombalal ñu liggéey bi yëpp ñoo ngi koy jaajëfal bu baax ndax biñ fa demee nag dem neen dajeek ñi nga xam ne ñoom la Khady Cissé de liggéeyandooral te ñooñu rek ñoo mën a seedeel te ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé te nag témoignage yi mu mel ni yëpp rafet na ku ci nekk rek benn baat bi lay wax bëgg gi nga xam ne Khady Cissé bëgg na ko liggéey waaye tamit fonk gi nga xam ne fonk na ko liggéeyam at ñi nga xam ne dañ fay ñëw di faju si loolu nag la ñu xaar si ki nga xam ne moom mooy sage-femme waaye tamit loolu la ñu xaar si médecin te Khady Cissé nag dafa mel ni nag liñ koy waxal yëpp nag motalee na ko mu mel ni nag mamteen dañoo déggandoo témoignage mu doon témoignage yoo xam ne yu rafet la ñu témoigner ko ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé. man dama ci lu tuus rek laa ci sànni ndax daanaka ñi mu bokkal bërëbu liggéeykaay ba wax nañ lépp ndax nee nañ nit ku baax la oyof baax na lool tamit macha allah ñu ko siy jaajëfal ndax sage-femme ni mu demee rek ñëpp xam nañ ko kon nag dañ koy bàyyi rek moom mu wax ana lan mooy xalaatam ci témoignage yooyu mu mel ni métier bi di sage-femme dafa métti lool ku nekk ngay dajeel waxuma la sax loolu mais doo nelaw doo am sax temps pour nelaw métti na trop ba fu métti yam ba pare nag ngay motale sa liggéey comme ni mu waree ba nga xam ne nag ñi ngay liggéeyandoor ñi ngay nekk ak ñoom guddeeg bëccëg suba ngoon ñooñu nag ñoo la waxal seede yu rafet tey jii yow lan nga ci wax. waaw tout d'abord maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp. vraiment man awma seen fay. parce que defuma loo tax ne lu tax ñu ma toog di ma defal ay témoignages yu mel nii bon lépp lu ñu wax ci man je pense que ne ci ñoom la nekk aussi. waa di leen di jaajëfal ñoom ñëpp en commençant par sama chef de service. la maîtresse sage-femme samay collègues ma famille mes amis ñoom ñëpp maa leen remercier voilà ñoom ñëpp ñu fi teew ñëpp remercier naa leen vraiment waaw nekk nag métier boo xam ne bu noble la
métier bu métti la aussi. voilà. métier bu métti la waaye tamit bu noobu la di la jaajëfal bu baax a baax bi ngay def sa liggéey ni mu waree waaye nag dañuy dugg rek ci li nga xam ne moom mooy 8 mars nag mu doon journée bi nga xam ne si la ñu sargal ñi nga xam ne moom mooy jigéen ñi ku ci nekk nag xam ne jigéen dafa doon loo xam ne yàlla da koo teral jigéen dafa doon xoo xam ne dafa tedd jigéen ci cadre boo wax rek jigéen dafa tedd tey nag ñu jagleel weer bi le premier ba nga xam ne nag le 8 mars ñu fas yéene rek sargal képp koo xam ne rek jigéen la Rendo TV nag ak Rendo FM fas yéene ànd ak yéen le premier ba le 7 képp koo xam ne jigéen la rek dineen ko sargal waaye nag dañoo tànn jigéen ñi nga xam ne dañoo xarañ ci liggéey bi ñu def ñu leen di sargal loolu rek nag moo tax ñu fas yéene leen dégtal seen émission en route vers 8 mars mu mel ni nag dañu dugg ci biir mois de mars bi Khady ñu wax rek tey jii 8 mars nan la cosaanoo. waa ci li ma jot a xam rek 8 mars lu mu cosaanoo fii ci Sénégal dañ koy faral di tëkkaleeg ak li nga xam ne mooy talaatay ndeer ndax ku xam jigéen rek xam ne jigéen bañkat la comme boo seetloo jigéenu ndeer ya ñoom nañu doon dundeek yooyu noonu bañ rek ñi nga xam ne ñoo di les mortaza di leen jël di leen jëfandikoo def leen seen soxna ñoom ñu bañoon lool rek ba tax na rek ñoom ñu jël seen bopp dugg ci biir nekk taal seen bopp waaye tamit fële ci Amérique ak France ñoom tamit dañoo ràññee woon tamit seeni jigéen tamit ay bañkat lañ ndax dañoo nekkoon ci bërëb liggéeykaay boo xam ne dañ fay liggéey wàllum tissu maanaam textile ñoom tamit ñu gis ne góor ñi nga xam ne moom lañ jël favoriser leen ñoom tamit ñu bañ loolu yaakaar naa ne rek kon lii di 8 mars man yaakaar naa ne chaque at wala chaque jour sax laay wax dañ ko war di féete ñi nga xam ne ñoo di jigéen ndaxte comme niñ koy faral di waxee jigéen alxuraan moo ko njëkk a teral ndax ci biir alxuraan jigéen turam ma nga fa kon nag fépp fu ñu dem rek dañ faa war a sargal ki nga xam ne moo di jigéen Coro. di la jaajëfal Mame Penda mu mel ni rek kàddu gi sell na te tamit leer na naan ñi comme ni mu ko waxee rek jigéen dafa doon koo xam ne fépp foo xam ne ci monde bi leen nekk rek dañ koy sargal muy France États-Unis bàyyiwuñ fenn fii ci Sénégal nag moom dañ fee am suñu mag ñoo xam ne mag ñu baax leen duñu fàtte comme ni mu ko Mame Penda waxee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Talaatay Ndeer ñooñu nag doonoon ay bañkat bañ ku leen sàkk jaral leen ñu rek dugg ci nekk daal di taal seen bopp waaye nag duñu fàtte benn yoon rek suñu mag ñu baax yi Maam Jaara Buso ku ci mel ni moom Maam Fawade Wele ñooñu doon ay jigéenu royukaay ñooñu doon ay jigéen yoo xam ne képp koo xam ne tey day wax jigéen rek ci Sénégal day joxe exemple ci ñooñu waaye nag ñu dalal fi tamit benn jigéen boo xam ne tamit moom exemplaire la tey madame Khady Cissé lan nga ñu wax ci 8 mars. waaw 8 mars moom je pense que ne jigéen ñi dañu leen jël benn mois rek jagleen ko mois de mars or que ne chaque jour chaque mois war nañu ko jagleel parce que chaque jour rek war nañ jaajëfal jigéen yi parce que jigéen ñi sonn nañ jigéen ñi ay jàmbaar lañ jigéen ñi ay ñafekat lañ parce que jigéen ñi gëm nañ seen bopp ba nga xam ne xaaratuñ dara ci góor lépp ñoo koy defal seen bopp donc chaque jour rek war nañ di leen ni jaajëfal jigéen ñi parce que jigéen ñi sonn nañ 8 mars nekkul nekkul pour mois de mars rek chaque mois war nañu fete jigéen ñi chaque jour war nañ leen fete war na leen jaajëfal comme ni nga ko waxee chaque jour war nee na jaajëfal képp koo xam ne jigéen la waaye tamit waruñu xaar lekk jour 8 mars bi pour lekk di leen jaajëfal ndax jigéen yàlla da ko teral te ku ko teral di nga tedd waaye tamit dañu appuyé wu ci foofu ba léegi mu mel ni nag chaque année bu mois de mars jotee dañu jël lekk thème bi nga xam ne moom la ñu jagleel journée 8 mars bi tey nag ñu jagleel ko thème boo xam ne mooy l'égalité d'aujourd'hui pour un avenir meilleur mu doon loo xam ne lu am solo la ndax bu ñu gisee ne képp kuy jigéen rek wala tolloo ko góor foo bërëbu liggéeyukaay boo gis jigéen rek gis fa góor loolu tamit di feddaliwaat rek valeur bi nga xam ne war neen ko jox jigéen ñi Mame Penda. man ci thème ren bi sama xalaat bu gàtt rek moo si ndax instant bi li ñuy wax naan comme góor ñi dañuy faral di wax naan ne jigéen ñi lan moo tax ñu leen di jox yenn place yi wala ñun ak ñoom waruñoo tolloo ndax alxuraan da koo wax déedéet instant bi jamono ji ñu toll lu góor mën rek jigéen mën na ko comme luñ naan ñaari loxoy takk tubéy ñaari loxoy takk sër yaakaar naa ne kon jigéen dafa am place boo xam ne ci société bi lu jara magnifier la ndax jigéen ñaa ngi ci marché bi jigéen ñaa ngi ci li nga xam ne moo di médecine loo xam ne c'est rare nga gis fa jigéen ñaa ngi ci bërëbu jàngukaay yi lu ci ëpp dañ daan wax non
sama doom bu jigéen dama koy jël teg ko ci kër gi ndax moo may jàppale ci liggéeyu kër gi góor ñi nañ dem école léegi loolu gisatoo ko léegi jigéen ñi ci biir école yi jigéen ñi ngay gis ñoom ñooy jël première ba 5 premières yi ngay gis ci classe jigéen ñi lay doon kon yaakaar naa ne jigéen ñi ñoom à chaque fois dañ leen di war di teral ak lépp lu ju mel noonu ndaxte ñoom fépp foo xam ne dóoru fu ñuy dóoree waat ñoom ña nga ca te ñoo si gën a fës sax laa foog ne kàddu yi rafet na Mame Penda mu mel ni rek wax nga lépp fépp foo xam ne dañ fay dóoree waar rek foo gis jigéen danga fay gis ki nga xam ne moom mooy góor léegi bàyyeetuwuñ dara lépp loo xam ne rek liggéey la waaye tamit lépp loo xam ne rek day wane fulla ak ñàmbarte jigéen ñaa ngi si biir loolu doon nag lu ñu rafetlu ndax jigéen du objet waaye tamit jigéen dafa doon loo xam ne rek dafa doon lu am valeur donc nag bu ñu demee ba nga xam ne dañuy décider rek di leen sargal loolu tamit doon na lu ñu rafetlu ñu ñëwaat rek ci ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé nag nekk tey suñu reine du jour nekk ki nga xam ne moom leen jagleel bésu tay bi Khady Cissé rek nag tey lan nga ñu wax ci thème bi nga xam ne moom leen choisir ci année bi. waa thème bu ñu choisir mooy l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Bon, comme son excellence nu mu ko waxee monsieur le président Ablaye Wade nu mu ko fi defee woon pour parité bi. Bon man je pense que ne jigéen ñëpp ay jàmbaar lañ parce que ku nekkul ci service yaa ngi ci kër yi. yaa ngi fóot yaa ngi bale yaa ngi toppatoo xale yi vraiment yaa ngi toppatoo sëñ bi ñi ne ci service tamit ñi ngi liggéey gëm seen bopp. te xam ne ne vraiment liggéey rek mooy liggéey parce que ku liggéey rek di nga mën a jëriñ sa bopp jëriñ sa njaboot jëriñ sa askan parce que tim jigéen dafa bokk ci société bi mënuñu ko ci génnee moo tax te jigéen tamit dafay jouer benn rôle bu important ci société bi donc il faut que ñuy jàppale jigéen yi bon si anam nu mu gën a rafetee. kon nañu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi ci anam bi mu gën a rafetee mu mel ni rek Khady wax na lépp waaye tamit tey dañoo gis jamono bu ñu nekk dafa jamono bi dafa xaw a doy waar am na jigéen ñoo xam ne du ñëpp waaye am na jigéen ñoo xam ne tey dañuy tilimal deru jigéen am na jigéen ñoo xam ne tey duñu royukaay tey jii nii am na yoo xam ne milieu yoo xam ne da nga fay gis ay jigéen yoo xam ne boo leen gisee rek yow da ngay ruus en tant que jigéen tey Mame Penda lan ngay wax ñooñu. waa xam nga fii lépp loo gis rek dafa am lu ko waral ndax jigéen yaakaar naa ne warul nekk milieu boo xam ne képp ku ko gis da koy beddi wala dara kon ndaxte yow comme ndax man bëgguma wax moo boobu comme li nga xam ne moo di prostitution xam nga jigéen ñaa fa nekk mais ndax jigéen ñooñu yaakaar naa ne ñoom war nañ leen war a mën a jële foofu ndaxte lu mu bon kan moo leen di jëfandikoo du góor ñoom nag ñoom ñoo leen war a mën a xelal delloo si leen ba ñu mën a dellu si loo xam ne yoon bu baax la kon nag jigéen yaakaar naa ne warul nekk si yoon boo xam ne ñaanuñu yàlla nit gis ko ne kii de du sama royukaay kii de du lii nii ndax xam naa ne amaana bu nekkoon sa mag wala sa rakk wala sa yaay mosoo bëgg taxaw ne man de sama yaay du sama royukaay man de ñaanu ma ko yàlla wax xanaa kon nag yaakaar naa ne jigéen ñi nañuy xool bu nañ leen di xool bu baax di leen dégloog yooyu ndax am na loo xam ne mettit moo koy waral tamit. dëgg la lu waay def rek am na lu tax mu def ko mu mel ni rek Mame Penda wax na lépp waaye tamit góor ñi nañ yërëmaat ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi mën naa wax ne tey jigéen du def lu bon moom kese parce que lépp lu muy def rek loxo góor a ngi ci ginnaaw muy si solo bi lépp loo xam ne jigéen moo ngi koy def rek loxo góor a ngi ci ginnaaw tey góor ñi leen gën a yërëmaat jigéen ñi rek te jàppalewaat leen comme ni ko Mame Penda waxee ñu ñëwaat ba tey rek si Khady Cissé moom tamit laaj ko rek tey ji nan la gisee jigéen ñi nga xam ne boo leen gisee si yenn milieu yi rek doo leen nawloo quoi. waa jigéen ñu si ëpp de je pense que ne góor yi ñoo leen poussé pour ñu def ko parce que jigéen su bonee rek góor mi ngi si ginnaaw jigéen nu muy bonee góor noonu lay bonee donc jigéen itam maa ngi leen di ñaax vraiment ñu gëm seen bopp xam nga yenn sol yi yenn milieu yi te dem liggéeyi parce que loolu yëpp ñàkk liggéey moo ko waral ou bien ñàkk gëm sa bopp parce que boo demee si ay boîte di jaay sa bopp ñoo ñàkk gëm sa bopp la ou bien ñàkk liggéey te loolu yëpp mën naa bañ a ñàkk parce que liggéey am na fi ku xeebul mën nga mën a liggéey waaw ñu ormal si ni bopp te xam ne jigéen moom mooy jur président jigéen mooy jur imam jigéen mooy jur wàlliw kon nag war nañ ñu mën a kii si ni bopp
mu nuñ koy wax te valoriser suñu bopp voilà war nañu valoriser suñu bopp de telle sorte que yenn comportement yi ñu bañ ko ñu éviter ko daal. nañ éviter yenn comportement yi rek te gën a basé wu rek di liggéey ñàkk jëriñu comme ni ñu koy waxee ni góor ñi di liggéey rek mën neen ko liggéeyee ñaari loxoy takk sër te tamit ñaari loxoy takk tubéy kon nag buñ leen bàyyee dara waaye ba tey rek ci liggéey boobu ndax tamit dañoo bëgg a xam rek rôle bi nga xam ne jigéen war na ko am ci biir këram ndax am na ñoo xam ne tey dañu focaliser wu ci liggéey bi ba nga xam ne tey devoir bi nga xam ne war na leen pour ñu def ko seen biir kër duñ ko fa def. waaw loolu moom am na parce que jamono fi mu toll la coro jamono jii nii dafa metti ndax xam nga jigéen du bëgg di gis benn nit mu ne moom mooy def lépp non non moom faa mu jàpp si yaa ngi comprendre léegi nag loolooy waral des fois ngay gis kër yoo xam ne wala ménage yoo xam ne seen doom yi duñ tal sax seen doom yi heure bu ñu xëyee am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñooy nekk si biir kër yi di liggéey heure bu ñu xëyee lan la ñuy xalaat lu ma def sama biir doom lan laay andil sama jëkkër lan laa war a def lan laa war a def toppatoo googu ñu leen di toppatoo moo tax heure bu ñu xëyee fajar teel dem marché lijjanti loo xam ne mën nañ koo def pour toggal seen njaboot ki nga xam ne moom mi ngi liggéey si wàllum médecine kooku bu xëyee lu muy kii xëy na dem liggéey dootal sa doom des fois sax da ngay wut benn bon boo xam ne moom moo lay gérer sa kër moo lay gérer sa doom ak yooyu noonu mais yaakaar tamit mën naa ne même lu mu bon benn laps de temps bu ndaw mën nga koo toog di xool sa njaboot xool sa kër xam nooy defaree sa kër toogaat yeddaat sa bopp xool naka ngay gérer sa ménage ba du mën a am benn faay wala yu ni demee noonu. mu mel ni rek li nga wax leer na naññe dafa doon loo xam ne tamit waruñu basé wu rek di liggéey ba nga xam ne dañu fàtte njaboot gi ci kër ga ndax waajur bu ci nekk rek sàmm la te ëllëg dinañ la laaj ñi nga sàmmee woon sa njaboot mu mel ni tamit Khady yow nga nekk ki nga xam ne liggéeykat nga ba nga xam ne sa entourage ñëpp dañ laa seedeel loolu tey jii lan ngay wax jigéen ñi nga xam ne dañu rek appuyé wu ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ba fàtte rek njaboot gi ca kër ga. non je pense que ne boog suñu milieu bu ñu nekk suñu métier bu ñu nekk sage-femme yi ay jàmbaar lañ sage-femme yi dañuy liggéey ba wàcc di togg reer jox seen borom kër jox seen doom sage-femme balaa ñuy génn seen kër dinañ xam lan naka lañ fay bàyyi seen kër ba pare balaa ñuy liggéey kon nag ñun dañuy boole liggéey bi di boole liggéey bi kii bi kër gi du liggéey bi rek lañuy fonk bàyyi borom ko bàyyi kër gi ñaar yëpp la ñuy boole dañuy boole liggéey bi di boole kër gi di nax xale yi di nax sëñ bi waaw ma bëgg wax na ne tamit aussi tamit sage-femme yi sonn nañ trop parce que liggéey bi métti ba telle sorte que duñu am sax jot pour toppatoo suñu borom kër yi du am sax jot voilà ñiy jaajëfal nag suñu borom kër yi bu baax a baax ak suñu njaboot di leen di mastaw bu baax a baax parce que métier bi dafa metti trop ku am xol bu kii rek moo ko mën a dékku ak ku la comprendre rek moo mën a ànd ak yow si loolu di waxaat rek ñi nga xam ne ñoom ñooy góor ñi ñu yërëm jigéen dafa am liggéey yoo xam ne dafa métti mais nag boo doonee koo xam ne dangaa xaw a gàtt xel rek nga ne yow góor nga doo waroo def dara loolu tamit doonul loo xam ne góor war na ko wax góor dafa war a yërëm kuy jigéen surtout ma rek boo xamee ne yow da ngay liggéey sa soxna tamit di liggéey mais boo nekkee ci benn domaine moom tamit mu nekk ci benn domaine bi nga xamee ne ñëw ngeen ci biir kër gi jàppale ko ci liggéeyu kër gi waaye tamit jàppale ko ci tey xale yi am na góor ñoo xam ne tey lépp dañ la koy bàyyi ñoom takk neen la indi neen la ci biir kër gi rek pour yow yaa war a res lépp alors que ni du loolu néegu sëy ñaari nit ko seq te bu ñaar ñëpp jàppee rek mën naa wax ne lépp dina neex waaye tamit lépp dina baax mu mel ni rek Mame Penda tamit dañu ñëwaat rek ba li nga xam ne moom mooy temps yi dañu ràññee violence yi bëri jigéen ñi nga xam ne dañ leen di rey dafa bëri jigéen ñi nga xam ne dañ leen di sàkku dafa bëri loolu doon loo xam ne dañ koy naqarlu jigéen dafa doon koo xam ne amul doole daal amul doole tey boo demee ba xool ko amul dara looy xool ci moom lu dul teg ko lu métti tey loolu mën nañ wax ne yow doo nit tey jii lan ngay wax boobu man fi nga daaneeree rek laa yëkkatee ndax képp ku xool ci sa yaay wala sa rakk bu jigéen wala sa mag bu jigéen xanaa yaakaar naa ne doo jël lu métti di ko teg ci jigéen ndax kooku jigéen la te jigéen na la jur yaakaar naa doo jël doomu jàmbur di ko sàkku wala di ko teg yenn yu métti yi Sénégal nag doon na dëkk boo xam ne instant bi sécurité moo fi manqué ndax comme ni nga ko waxee rek ràññee nañ fi rey yu bëri sàkku yoo xam ne tamit maara day taali kon nag man xam nga lu may lancé nit ñi xam nga loolu ku koy def du góor rek mooy teg yenn métit yi jigéen may lancé ñooñu ma leen di lancé góor ñi aussi ma leen di lancé ñoom nañu xoolaat bu baax yan jëf la ñuy teg jigéen ndaxte jigéen boo ko jàppale wala boo ko mayut wala dolliloo ko bul jël dara ci moom man loolu rek laay am parce que
loolu lu metti la jël lu metti loo xam ne teg ko ci kaw jigéen yaakaar naa loolu un animal kese moo koy def ngeen baal ma tamit ci kàddu gi de mais franchement góor moom metti yi ñuy teg jigéen moom c'est à déplorer. mais dama lay fàttali rek ne foo gis góor gu bon am na tamit góor gu baax ca wet ya am na ñoo xam ne tey ji teral jigéen rek leen mën a bu ñu yoree jigéen boo leen gisee rek naaw leen góor ñooñu nag ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ñu yokk seen loxo waaye jigéen ñi nga xam ne tamit góor yu bon yi ñoo leen di yor ñu wax góor ñu bon ñi ñu roy ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo baax ndax bu ñëpp baaxee rek lépp dafay am solo ñu dem rek ci ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé tamit wax rek violence yi nga xam ne ñoo ngi koy teg jigéen ñi yow tey loo ci wax. waaw loolu li ñuy déplorer la parce que violence yi ñuy def pour ci jigéen ñi métti na am na verbal am na non verbal am na physique. parce que parfois nit wax la wax na la sa jëkkër borom kër wax la loo xam ne yow vraiment mu dóor la sax moo gën te da nga koy garder sa xol te dafa métti. jigéen ñi ñu ngi subir lu métti ci kër yi parce que ñu ngi leen di torturer ci kër yi te ñu ngi koy muñ malgré tout ça ñu ngi sëy kon nañ jàppale jigéen ñi am na góor ñu baax am na góor ñu bon góor ñu baax ñi nag nañ jàppale ñu bon ñi tamit nañ jéem a xam ne jigéen ñi seen sœur lañ seen yaay lañ parce que kuñ ne jigéen rek yaay la ak sœur imagine bu fekkoon nañ ko defoon sa sœur wala sa yaay du la neex kon nag nañ jàppale jigéen ñi de telle sorte que lépp mën a rafet waaw maa ngi wax tamit di lancer un appel vraiment violence faite aux femmes bëri na trop ray bi bëri na viol bi bëri na aussi timit sage-femme yi timit ma bëgg a lancer un appel son excellence président de la république le ministre de la santé ñu gëstu sage-femme yi bu baax sage-femme yi ñu ngi leen di agression bi bëri na dans les régions les plus reculées ñu ngi leen di yóbbu foofu ñi ngi jànkonte situation yu difficile di nga affecté nit mu dem benn bërëb du am courant du am ndox teen ngay root courant man mii dal na ma torche ngay ñit pour def accouchement guddi solaire ngay am solaire à partir de 18 heures du tàkk ñi muñ loolu condition yëpp ñu koy muñ ñu ci doole nag di ñu néewal doole ci poste de santé yi ci centre de santé ci hôpitaux yi métti na te dafa bëri semaine passée am na bëri na trop am na Sédhiou ñuy lancé nag un appel ministre de la santé son excellence président de la république mu jàppale ñu ci loolu sage-femme yi amuñu benn sécurité sage-femme yi ñuy lancé un appel nañ ñu jàppale parce que bu ñu fi nekkee pour population bi dee pour population bi je pense que tamit population bi war nañu dee pour ñun ñu jàppale ñu ci loolu loolu laa amoon ci lu may lancé un appel merci mu mel ni nag kàddu yi leer na waaye ñu gën a appuyé wu rek foofu mu doon rek ñi nga xam ne ñoom ñooy sage-femme bi tey jii dafa doon loo xam ne dañ leen a waroon a protéger ndax sage-femme liggéey bu muy def dafa métti ndax tey jii boo déggee lee Khady wax yow tey nga jug pour sauver bakkan mais da ngay dem ba nga xam ne yow da ngay tiit boo koy def wala leneen di la ci fekk tey loolu ñaaw na ci réew mu mel ni réew Sénégal ndax Sénégal dañ ko bàkke woon li nga xam ne moom mooy réewu teraanga dañ ko bàkke woon ci li nga xam ne moom mooy réewu mag ñu baax ñi tey bu ñu demee bay gis ay xeetu ñaawteef ñu koy gis biir Sénégal loolu dafa doon lu métti tey lan ngay wax rek ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité réew mi. Bon comme ni ko suñu invité soxna Khady waxee rek man duma lancer appel ku dul le président de la république ak ki nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum santé ndax jël nit affecté ko yóbbu ko fenn te joxoo ko ay moyens yoo xam ne moom la war di jëfandikoo nit kooku du jëfandikoo su lu dul les moyens du bord comme ni mu ko waxee ngay accoucher loo kii nit ba pare di utiliser torche amul lampe amul courant amul ndox ngay dem di rooti et tout xam nga loolu dafa metti en plus léegi nag war nañ leen a jàppale bu baax gën leen a aar gën leen a mettre ci lieu yoo xam ne dafa sûr nga booy yóbbu nit koo xam ne day sauver nit nga yóbbu ko foo xam ne c'est sûr ndax moom aussi mu mën a sauver waale boppam ndaxte comme damay suuxaale tamit ci affaire violence yi yow nit ki nga bëgg a sauver nit ba pare en plus ñu teg la leneen loo xam ne lu metti la yaakaar naa ne loolu c'est toujours à déplorer tamit ñuy lancer un appel son excellence monsieur le président monsieur Macky Sall mu jàppale ñi nga xam ne ñoo di sage-femme yi nga xam ne ñoo nekk ci mim réew ñu jàppale leen bu baax a baax. man damay wax rek yemul ci sage-femme yi rek mais képp koo xam ne moo ngi liggéey am na ñeneen tamit ci yeneen domaine ñu ci mel ni rek enseignant ñu tamit lu ñuy jàmbat dafa bëri mais ñi nga xam ne tey ñun ñoo leen fi teg te gëm naa ne nag bu la fi askan bi tegee yow da nga fee war a nekk pour askan bi tey neen jàppalewaat ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi waaye nen ñi nga xam ne dañ leen di
yóbbu ci village yu sori yi tey ji jot na ñu jóg jàppale ñooñu tey ji jot na ñu jóg teg leen ci condition yoo xam ne condition yu baax la condition yoo xam ne condition yu rafet la di woowaat rek ki nga xam ne nag moom mooy président de la république Macky Sall moom mi nga xam ne nag loxoom moo jote lépp rek mu jàpp ci lii waaye nag damay ñëw rek ki nga xam ne moom mooy Khady Cissé mu mel ni nag émission bi dafay waaj a jeex waaye nag du jeex benn yoon rek te moom mi nga xam ne jëluñ ko mu doon rek femme de référence moom mi nga xam ne jëluñ ko mu doon koo xam ne ku bëgg liggéey la ki nga xam ne tamit ku fonk li muy def la moom nag tey ji moom leen fas yéene wax mu jox benn conseil jigéen ñëpp képp koo xam ne rek jigéen la ci àdduna bi képp koo xam ne rek jigéen la biir Sénégal képp koo xam ne tamit soxna la rek moom Khady Cissé la ñu wax mu jox ko conseiller ko ci li nga xam ne moom mooy liggéey conseil ko ci li nga xam ne tamit nekkul liggéey maanaam ñi nga xam ne dañoo toog ci kër ga ndax am na jigéen ñoo xam ne tamit ay jàmbaar leen mais gàlle ba lañu kër gi la ñuy toog di gérer li nga xam ne moom mooy njaboot gi ñooñu tamit dafa doon ñoo xam ne ñu jara jaajëfal leen jaajëfal ñi nga xam ne tamit ñoo ngi ci marché bi duñ leen fàtte benn yoon ndax képp kuy jigéen rek xëy suba boo liggéeyiwul sax mais yaa ngi toppatoo kër ga loolu dañ lay jaajëfal bu baax waaye nag tey soxna Khady rek ban conseil ngay jox jigéen ñooñu. waaw conseil ba may jox jigéen ñi mooy nañ gëm seen bopp liggéey xam ne lu góor mën a am jigéen mën na ko am kër yi rafet yi fi nekk góor yi am jigéen yaa ngi koy am oto yi rafet yi ñuy dawal góor jigéen yaa ngi koy dawal kon gëm sa bopp rek la te liggéey te nekk si nag loo xam ne moo neex si ni borom waaw bu ñu def je pense que ne bu ñu liggéeyee góorgóorlu gëm si ni bopp non dinañ arrivé foo xam ne macha allah. parce que jigéen yàlla moo ko teral bu dul dara sax jigéen yàlla moo ko teral d'abord ba pare. kon nag nañ góorgóorlu ci loolu bu ñu góorgóorlu ci lu ñuy liggéey rek sax si je pense que yàlla mën nañoo jàppale. mais soxna Khady dañ lay jaajëfal bu baax a baax lu tax ñu lay jaajëfal bokk na ci tamit bëgg gi nga bëgg sa liggéey waaye tamit fonk gi nga fonk ñi ngay liggéeyandooral ndax tey ñi la wuy si rek répondre na ne yow ñooñu jàmm nga seq ak ñoom waaye tamit yaa ngi defanteeg ñoom li war seen diggante tey ñu lay jaajëfal bu baax waaye tamit di jaajëfal képp koo xam ne rek teew na tey biir Rendo pour rek ñu sargal ki nga xam ne moom mooy soxna Khady Cissé nekk rek sage-femme foofu ci hôpital Grand Mbour mu mel ne nag en route vers 8 mars nii la fi nekkee du ñu bàyyi benn jigéen fii ba le 7 chaque jour dineen am invité chaque jour dineen dalal jigéen yu xarañ ci li ñu def waaye tamit jigéen yu gëm seen bopp avant rek ñi nga xam ne dañu tàggatoo dañu bàyyi nag ki nga xam ne moom mooy Mame Penda ma bokk ak moom émission bi moom tamit mu wax rek suba kan lañ fas yéene dalal. waa Coro suba dañuy fas yéeneel koo xam dañuy dalal ki nga xam ne moo di Nduk Ndiaye nekk femme leader femme forte nekk fële ca marché central nekk foofu nag ab commerçante di jaay ay tissus affaire yooyu noonu jàmbaar lool tamit moom lañu fas yéenee dalal fii ci Rendo TV Rendo FM. di la jaajëfal di mel ni rek moom soxna Nduk Ndiaye ñoo ngi koy xaar fii suba ci Rendo TV Rendo FM waaye tamit dañu jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu invité bi rek di ko wax mu tàggoo. waaw tout d'abord maa ngi remercier sama collègue yi fi ñëw ñëpp di remercier vraiment aw ma seen fay sage-femme yi parce que nga woote ñu ñëw am na ñu jógee réunion sonn mën nañ jaar seen kër am na ñu wàcc garde añu ñu sax ñëw nañ am ñoo xam dañoo wàcc seen kër daal di ñibbisiwaat kon loolu defe naa ne amul mbégte bu gën a romb loolu di leen remercier bu baax di leen jaajëfal ñoom ñëpp te xam ne man kontaan naa te maa ngi seen ginnaaw di remercier aussi sama chef de service la maîtresse sage-femme madame Fall maa ngi koy remercier bu baax di remercier sama délégué yi nga xam ne dañoo bàyyi seen yitte mu waroon gont te gontu ñu ñëw taxaw ma remercier naa ñëpp samay cousine ñi ngi ci salle bi samay nièces ñi ngi ci salle bi remercier naa ñëpp mais remercier samay promotionnaires yi fi nekk tamit dañoo bàyyi seen liggéey ñëw remercier naa ñëpp bàyyiwuma kenn vraiment di remercier sama gynéco yu ma ne yi ngeen fekkoon hôpital ak sama collègue yi fa nekkoon remercier naa ñëpp jaajëfal naa ñëpp macha allah. ñun tamit dañ lay remercier waaye tamit di remercier képp koo xam ne rek teew na tey biir Rendo rek jàpp ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi waaye ñi nga xam ne tamit fekk nañ leen hôpital ku ci mel ni rek madame Fall moom aussi ñoo ngi koy jaajëfal bu baax ndax yombal na lañu liggéey bi bu baax waaye tamit rek ma ñëw rek at Mame Penda moom tamit mu tàggoo. waa Coro maa ngi jaajëfal képp ki nga xam ne toog na fii ci biir ci plateau bi di jaajëfal ki nga xam ne moo di suñu invité tey madame Khady
may wax aussi waa Rendo TV ak FM bu leen tardé mukk émission bii nii en route vers 8 mars ma leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan ci télé bi yéen ñi ngeen xam ne tamit yéen a ñu doon déglu auditeurs yi ci 91.1 ñu joxe leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen fem yu bees. di la jaajëfal bu baax Mame Penda di wax rek contentement lay am di partager ak yow émission yu mel nii di jaajëfal suñu invité bi tamit Khady Cissé di jaajëfal képp koo xam ne rek teew na fi waaye tamit auditeurs yi ak auditrices yi waaye tamit téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci tàmm gi ngeen tàmm télévision Rendo TV rajo Rendo FM di ko déglu waaye tamit di ko seetaan duñu wax benn yoon rek fàtte ñi nga xam ne tamit ñoo yore suñu technique bi ndax boo leen ñu gisee tey wala ngeen dégg ñu tey ñoo tax ñooñu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax képp koo xam ne rek jàpp na ci technique bi tamit ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne en route vers 8 mars nii lay demee chaque jour ba le 7 tey nag suba incha allah dineen fas yéene dalal ki nga xam ne moom mooy soxna Ndouka Ndiaye nekk rek commerçante foofu sa marché central bu Mbour di leen jox rendez-vous rek ba suba incha allah.